criminalité quand le directeur général de la police loue les performances de la police de Thiès Socé. waaw loolu de moom lu baax la de ndax dina xaw a dalal xel tuuti. waaw dalal xel tuuti ñi nga xam ne ñoom ñoo ki jiite police nationale. di sargal ay ñoñam. loolu moom vraiment dina tax ba ñeneen ñi gën a góorgóorlu aussi ci liggéey bi. parce que encore une fois état moo am responsabilité sécuriser. nit ñi waaw parce que délinquance bi. on a comme l'impression que toll na tey ci niveau boo xamante ne lu doy waar la maanaam ñun li ñu doon toog temps booy yàkkamti film am. bañ dem toog télé xool gars yi ni ñuy kiiyee loolu la ñu nekk di dund. bari ki dem rek am na braquage bu ñu signalé xaw ma fan gasaan xaw ma. benn dëkk. mais c'est-à-dire que criminalité bi ak banditisme bi ak délinquance bi ni mu toll ci réew mi dafa jéggi dayoo te vraiment police dañ leen di gàccee ngalaamal parce que kat ay la yéwén ñun bu ñu tëddee suñu kër yi nelaw ba yeewu xëy ñëw daagu ndànk def suñu émission xëy na am na ñoo xamante ne dañoo fanaanee xoole pour ñun ñu nekk ci sécurité donc ñooñu d'abord nañ leen gàccee ngalaamal alal bi ñuy dugal ci yeneen secteurs yi nga xamante ne xëy na du ma ne baaxul waaye am na ay priorité mooy nañ ko def ci suñu force de défense et de sécurité yi xam nga démb ba u bërki dem maa ngi fii wax fii waa marine réew mi dafay am yu doy waar yu fii xew yoo xam ne sénégalais yi duñ ko yëg parce que c'est pas des choses yu ñuy wax ci kaw du lu ñuy wax ci kaw gis nga li tax ñu tudd leen la grande muette ñooñu bu ñu doon wax musiba am parce que li ñuy gis ci réew mi ak li fiy xew ñu koy régler ba mu ne kooj te kenn du ko yëg moo ëpp fuuf li ñuy yëg donc ñooñu tey dañ leen a war a mettre dans d'excellentes conditions prime yi dafa war a ñëw à temps salaire yi dañ ko war a yokk dispositif logistique ak lu mu ci mënti doon dafa war a yokk pour que Sénégal nekk ci jàmm donc vraiment la police chapeau je le dis pas parce que je suis fils de policier dama xam police man dama xam police parce que sama papa policier nga nekk ci plateau bi yaa ngi soo ko wax lu tax donc xam naa li may wax dañ leen gàcce ngalaamal jàppale leen dooleel leen yow sa papa policier la waaw policier la woon yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko amiin yaa rabbal alamin amiin yow formation militaire nga am génnal foofu Nabou foofu baaxut génnal foofu génnal foofu bàyyi naa ma bàyyi tey bàyyi naa sama xarit bi neen naa bàyyi sama xarit la nag bàyyi naa du ñu yem rek ci police mais les forces de défense et de sécurité lu ñu def ci ñoom rek doyul lu ñu def ci ñoom doyul donc le directeur général ñu ngi koy féliciter di féliciter ses troupes parce que tey taux de criminalité yi ñuy dégg tey ci réew mi bu njëkk daawuñu ko dégg man xaw ma film yi ñoo changé gars yi xaw ma mais bërki démb rek fii nu mu tuddati Anne Maris waa ji fa yor fetal attaqué fa benn femme tiré ci kaw mais lii xew ci réew mi dafa doy waar dafa doy waar donc vraiment daal man awma lu ma ciy wax lu dul gàcce nga la mal leen te di ñaan état bu Sénégal loolu dañ ko war a sax exiger warul am sax négociation mooy moyens yi nañ leen ko jox ñu liggéey aar sénégalais yi ak li ñu am surtout ça loolu la ñu gën a soxla vraiment je pense que li ñu gën a soxla mooy accompagnement ci seen liggéey parce que police au Sénégal kenn du ne xare ñooñu macha allah. gis nga les plus grands bandits ont été interpellés par notre police. effectivement ci ay espace yu ay diiru gàtt yoo xamante ne ni dañu koy def ci seenub liggéey man vraiment dama leen di jaajëfal je suis très très fière du travail qu'ils effectuent. ci yenn situation yi ni mel. après ce qui est dommage rek mooy le fait que voilà mu bañ a am accompagnement bi ñu soxla ci ay pour def yenn intervention yu rapide yi ci moment yi ñu leen soxla loolu rek mooy seen problème te xam naa ne ku leen doté woon de moyens seen liggéey dina gën a doy waar mais xarañte gi moom macha allah ñu ngi ci ñoom ci yenn cas yi am na temps yi passé je pense la semaine dernière ci benn journaux ñu ngi wax ay braqueurs yoo xamante ne ñu ngi doon semer la terreur un tout petit peu partout ñu nga xam ne bande waaw police dañ leen Kër Ndiaye Lo dañu ko daal voilà exactement tu vois mais non am na sax benn clinique benn clinique boo xamante ne ni c'est à Louga dañu fa dugg ak seen ay 4x4 rek seen ay affaire daal di braquer personnel ba gaañ fa benn aide infirmière xam nga benn infirmière bu fa nekkoon donc loolu yëpp ci loo xamante ni lañ fa yóbbu ci somu xaalis bëriwul sax parce que apparemment ay 200 000 la woon donc loo xamante ne nit mën na ci ñàkk bakkanam et ce sont des gens qui sont armés et extrêmement dangereux te doo xam ci maanaam fit gi ñu am léegi nii pour mën a def yenn nii mais automatiquement yooyu ñuy am bu ñu koy signaler rek da ngay gis police bu ci defee enquête vite fait dañ leen di teg loxo mais ay braquage yu ba ci ko ndarkam la ñuy def nag léegi waaw non bien sûr parce que réew mi léegi ragalatuñu dara
xam nga moo tax nag léegi li ma ci xaw a neexal tuuti rek xaw a kontaan sama xol mooy espèce de justice populaire boobu ma gis fan yi muy am nga xamante ne sàcc buñ ci jàpp ci kattanu yàlla ma gërëm leen sant leen ci dóor yeeg ndulli yi même si kenn dóor làpp la dañ lay dóor na ay waay ba doot si loolu bu ñu ko defee xam nga en fait mu wax naa ko fii il faut que la peur elle change de camp. nit ñi waruñu mën a tiit ba bu ñu gisee nit ñu koy néewal doole xoolal la femme de Mariste là. celle de CTO là te bu génnoon ci banque bi rek ñu braqué ko foofu ca côté Mariste ba. maanaam ko braqué ko dugg ci otom teg ko arme mu daw mais sàcc bi dañu koo dóor ba moom ci boppam moo ko mujjee faj. non mais elle est brave boo gisee sax moom ni mu réagiré bi kooku ñëwee. mooy wone ni elle est très brave bu ñëpp defee noonu nabu càcc gi na wàññeeku police itam nañ leen jox kattan paasan mës na ko fi wax fii benn matin ñu jox leen ay moyens yoo xamante ne ni daañu mën a bu ñu leen woowee ni duñ leen dañoo am jafe-jafe essence wala dañoo amul oto mën a intervenir de manière rapide en plus des enquêtes profondes yi nga xamante ne ñu ngi koy def di liggéey bu am solo nag pour mën a jàpp yenn bande yi nga xam ne ñoo fi nekk di semer la terreur. merci mami ay ci paasan waaye nag buy ma waxtaan bi neex ba ngeen fàtte ne Thiès ñoo jël pee ci wàllum toxum yàmbaa gi yaa wax li ne ñu ko bind ci journaux yi man kay li ma bind ci journal lii rek laay ma fa am ay càmm ci journaux yi rek dama lii rek Racine Diallo ak Salma Sow xam naa ñooñu bokk noonu laa fa bëree ay xarit ak i mbokk yow yaa ne waa Thiès ñoom ñoo dàq suma kaali mami non génnaatal du man nee na journal bi moo ko bind journal bee ko bind nee na Thiès ñoo jël pee ci wàllu tuxum yàmbaa du loolu la damaa lire rek wax loolu nee na loolu la lire du ay kàddoom nag na leer sax moom revue des titres moo koy def xam nga li ma lay wax li Ahmed naan du samay kàddu wala Ahmed kàddu journal bi la du samay kàddu journal bi la du say kàddu de waaw kay waa Thiès a mere papa ay Thiès de bu gàddoo loolu bu ñu félicité police am ba jaadu na ñun mbaa waa Thiès du ñu fekk fii tey naw paasal tur nañu ba egg foofu bu laaj bu de monsieur Yàgg bi jiite direction générale police bu demee nag wax dëgg yàlla ci tournéem ba diggante Louga ak Ndar jaar Thiès félicité leen yeeyoo nañu félicitation Sénégal yëpp leen war a félicité Sénégal dañoo waroon sax dajale def ay dajale ay montant def cagnotte rek yónnee police su Thiès parce que loolu il mérite ça et mérite plus. C'est vrai en fait c'est pour conforter Socé sur sa thèse que il faut la meilleure sécurisation ou la plus grande sécurité bu nu mën a am c'est de renforcer ces forces là bon apparemment gis naa président bi mu ngi leen di renforcer à certains niveaux baax na doyul na gën a gën wante sookul bi dëgg ce sont les ñi nga xam ne ñoo ne ci terrain bi les policiers yi dem di songu band yi di xeex ak ñoom di leen kii ñooñu noonu ñoo war a am moyen laaj leen ñaata Sénégalais ñoo fi am soxla guddi wala jaaxle woo police mu ne leen police ba ne ko amuñu oto wala ne ko amuñu essence wala ne ko mais man rek maa fi nekk je suis seul rek a nekk fii bon ñan la lu ñu mel lu ñu fu ñu toll ñaata lañu da nga yaa ngi leen di gis man kay dama làqatu fii kii ñu ngi noonu di fëgg bunt bi kii waa mais da ngay dugg dëgg caabi nga bunt bi caabi nga waaw da ngay caabi bu baax ñu ne la ñu fi nekk bariwul caabi law be en fait attends benn policier caabi law be benn policier amul moyen il est seul mais vous voulez qu'il fasse quoi loolu laay wax sànq doo dem vous voulez qu'il fasse il peut rien faire effectivement mënul def dara léegi nag yàlla bu mu fekk nag ci jamono Sénégal gu tar gi nga xam ni policier ba bàyyiwul dépense këram bàyyiwoo dépense sa kër sa doom feebar na mënoo ko jëlal ordonnance yaa ngi toog ci commissariat bi nii toog jaaxle jàpp TFM wala Sen TV wala 2S wala kii ñu ne ca débat ya ratatata xoolal ngay suivre jékki-jékki pour décompresser wu téléphone bi sonné waaw police dafa am ñuy song fii kii fan la waaw mais bon man rek maa fi nekk y a personne là et puis bon waa xaaral ma xool bon woote waatal kooku nu muy woote waatee vous voyez les problèmes c'est-à-dire que ñu ngi ko arrêtaan nii et c'est catastrophique c'est ça qui se passe mais nit wax naa ak man téléphone je parlais à quelqu'un au téléphone mu toll buntu Pikine di wax ak man téléphone jékki-jékki déggatuma ko doo ko dégg ndekete këf nañ téléphone bi fa mu jaar la léegi bi ñu këfee téléphone bi heureusement moom mu jàppoon sama numéro mu jox ko
taximan bi mu àndaloon taximan bi woo ma ci téléphone ma ne nii. ma ne bon xaaral ma jël mu ne ma sama téléphone bi de lañu këf léegi nii. maa ngi nii daw ba ci gendarme bi taxaw nii ci angle kii bi mooy buntu Pikine entrée ba. maa ngi nii ñëw di wax ak gendarme bi faalewu ma sax mu naan ma côté boobu booy yi ñoo fa nekk xaw ma. Voilà la réalité. Si on avait des patrouilles, elle parlait de police maritime. Si on a des patrouilles sincères, super bien motivées, waxuma armée de motivées, xam nga ki nga xam ne daa jaay bakkanam daa am lu ko jar c'est-à-dire misaal mënoo toog am 1000 problèmes les gens sont payés à 150 000 francs CFA ñu la rey seen bopp moo tax policiers yi pour ñu énerver dafay yomb et c'est normal léegi nag après yàlla moo leen di baaxee rek ñu am nu ñu war a doxale waaw danoo et ça c'est une exigence populaire. moo tax ñu leen di wax ci ndaje yii di war a ñëw sax. ñu bàyyi xel loolu parce que suñu biir la ñu bokk. te li nit ñi di kaas pour changer réew mi. ñoom dañ cee am wàll te dañ leen di kaasal. donc dire rek que. cette police là à Thiès si elle est félicitée parce que ñi faa tax bëri nañu ñi faa def loolu ak loolu bëri nañu. police bi malgré les maigres moyens fexe ba am nu mu taxawee. si le directeur général de la police nationale ñëw di leen féliciter. jaar na li war de et wallaay il mérite plus te li tax encore ñu xam ne sax ñoo day wane rek seen jàmbaar ñoo jël pee ci wàllu woowee day wane seen jàmbaar day wane njàmbaaru police bi. ndax bu arrêté deful woon ay arrestation yu mami yu ni toll kenn du ko xam bàyyi ma jàll ci beneen fonk. en tout cas leen di xamal naa la ko xaw ma Thiès xaw ma de waaye gis nga fa ñu këfee Pa Assane sa téléphone waaja foofu ca buntu Pikine. ah oui. ndagam téléphone man da ngay wax yeggalee goo da nga ne buntu Pikine ma xam ne ci këf nga jëm te këf bee gën a sedd Pa Assane buntu Pikine ngay dugg taxi. yéen a ngi dugg sama koñ. boo xefee tuuti ñu ubbi portière bi yëkkati la yow génnee la. jël say bagage ni tiir te yow kenn du wax mais buntu Pikine li fa am tamit quand même loolu moom dañuy ñaan policiers yi wallaay xam nañ ne sonn ngeen xam nañ ne vraiment lu ngeen mën yéen a ngi koy jéem ak lu ngeen mënul mais gën leen dimbali nit ñi ci wàllu buntu Pikine googu ba ci côté technopole boobu nga xam ne bu ñu la këfee fa la ñuy daw rocci poos yaa ngi dégg foofu la fa ne moom beneen affaire la man de sincèrement bu may romb buntu Pikine man bu ma yàlla natoo ma di fa jaar man damay tari man sóoratul bu ma jàng ci alxuraan dinaa ko tari pour mën a mucc. mais mami. da ngay dëkkee tawakaltu alallahi rek wala xawla wala quwwata illa billah mami. yaa ngi wax buntu Pikine. y a 1 mois et demi ou 2 mois je sais plus. Chelsea Real Madrid ba mu jeexee. ci guddi gi may dawi buntu Pentola 2 voies Liberté 6. sama ñaari téléphone këf waa jàng may setaan soit Boubacar la tudd wala Ahmed. wax ko li ko ñaar la ñu wax ko li ko bëgg a wax wax ko li ko bëgg a wax Boubacar ak Ahmed wala Ahmed ak Boubacar. bilaay léegi ngeen jël ba jël yëfu jàmbur. waaye doo leen ko nettali xaw ma fu ngeen ne de. yow tamit waaye moo tax ku yërëm sàcc boobu dañ laa sàccul. xulil ñoom la maa waxal. waaw bisa ngi ci bis yi. loolu ngeen jël. yàlla ñu yàlla may fekk ak tal. dinañ la ko déglu dinañ la ko yan àllaaxira. laay dootu leen ko defati. wallahi azim. mais ñooñu sa ñaari téléphone yi rek lañ leen di yen dootu leen ba pare benn bu bees tàq te Infinix bu mujj bi. defaguma ci puce. ma génne ko ne damay wut puce. baal ma Boubacar ak Ahmed xaw ma Ahmed ak Boubacar xaw ma fu ngeen ne ci àdduna waaye day. dootu leen ko defati war ngeen xam nu ma xamee seen tur. ñoom noonu lañ tudd. laay dootu leen ko def de. def nañ lu ñaaw. nun dana laa diigal. laay. xorom. dañ lay dugal ci mbéy de sàcc ku ko mës a dund rek amul fii ñëpp ko dund de. man mii dund naa dundaat. waaye yàlla baax na.